mbokk yi asalaamaaleykum seen mbokk docteur Mansour Diouf moo dellu si bëggoon a waxtaan ak yéen tuuti rek ci benn concept boo xam ne dañu gis ñu koy yëkkati ci fan yi yëpp ci Sénégal ci wàllu feebaru coronavirus bi muy li ñuy wax taux de guérison maanaam muy ñi nga xamante ni dañ leen a faj ñu wér ci feebar bi ñu jàpp ni taux de guérison ba bokk na ci yi gën a am solo ci àddina bi. mu mel ni sax nit ñi dañ ci am satisfaction li ñuy wax autosatisfaction ba di wax naan loolu li ko waral mooy système bi nga xam ni moom la autorité sanitaire yi teg pour xeex jàngoro ji dafa efficace. loolu nag dafa soxla ñu indi ci ay leeral tuuti parce que taux de guérison boobu noonu nekkul paramètre boo xamante ni day wane efficacité wu système bi ñu teg pour xeex jàngoro bi. loolu ay naxaata la day seen wax naan fausse sécurité li ñuy wax trompe-l'œil taux de guérison bu ñu ko déggee li muy junj mooy ni feebar bi li nga xamante ni moo ci ëpp dafa nekk ay forme yoo xam ni forme yu bénigne la mooy maanaam du forme yu grave yi loolu moo waral ñooñu nga xam ni dañ koy am forme yu bénigne yooyu di wér te bu ñu seetloo population Sénégal dafa nekk population boo xamante ni ñi ci ëpp ay ndaw lañu yoo xamante ni amuñu yenn feebar yu chronique yi nga xamante ni day indi seen li ñuy wax seen système immunitaire li nga xam ne système immunitaire nga xam ne moom mooy gendarme yi nga xam moo nekk ci yaram bi di la défendre bu fekkente ni doomu jàngoro bi dafa dugg sa yaram ñooñu seen système immunitaire dafa baax te loolu moo waral nag ñu bëri ci ñooñu nga xam dinañ am feebar bi duñu am ay symptômes. mën nañoo am feebar bi sax ba wér te duñu xam ni sax feebar bi amoon nañ ko ñooñu nag dafa bu ñu demee ba seen lim takku trop ba am benn niveau boo xam ne toll na fa sax dinañ dem ba constituer benn barrière boo xamante ne ni doomu jàngoro bi dootul law parce que ñoom bu ñu ko amee ba wér seen yaram dafay fabriquer ay anticorps yu nga xamante ni daf leen di jox li ñuy wax immunité passive. jamono bii nag nga xamante ni ñi ngi gis ne loolu ñu doon tuddee ay cas importé maanaam ñi nga xam ne dañuy jëlee jàngoro bi dañ koy jàppee ca bitim réew ñëw dugg si ci dëkk bi indi ko nga xam ne bi feebar bi commencé forme yooyu amoon na loolu daanaka fi mu nekk nii gisatuñ ko jeex na li ñu gis nag nga xamante ni moo war a jaaxal ñëpp gën a tax ñu gën a takku gën a xeex transmission bi mooy li ñuy wax forme communautaire. forme communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo gis doomu jàngoro bi ci ñoom te mu ñu ñëw duut baaraam ni fii lañ ko jëlee wala diw mi moo leen ko wàll pour mën a def suivi bi ak ñi nga xam ne ñooy contact yeeg yooyu cas yooyu nag dañoo gis ni dafa commencé di multiplier wu te yooyu lu muy gën a multiplier wu di gën a indi ay jafe-jafe donc ma xalaat ni au lieu ñuy jël taux de guérison boobu di ko def muy benn satisfaction nga xamante ni li mu nar a indi bu ñu deful nag mooy li ñuy wax relâchement maanaam ak bàyyeeku ci wàllu mesure barrière yi te mesure barrière yooyu mooy li nga xamante ni moom la ñu gis ni efficace na maanaam raxas bi nit ñi di raxas seeni loxo li ñuy wax distanciation sociale te man ma préfère sax ñuy wax distanciation physique parce que ñun suñu société moo bindoo noonu ñëpp lañu am ay relation yu ñu am suñuy diggante ak yooyu du réew moo xamante ni ku nekk da nga nekk bopp sa bopp wala yooyu donc terme distanciation sociale sax dafay xaw a gêné wu ci contexte boobu moo tax may préférer distanciation physique maanaam ñu wàññi jaxasoo bi donc lépp loo xamante ni dajaloo la ak yooyu ñu moytu ko loolu moo waral yenn mesures yi xam ne tëj école yeeg tëj université yi dem ba tëj jàkka yeeg yooyu donc loolu bu ñu ko waree renforcer sax dañu war a tëj yenn yi nga xamante ay marché yeeg ay yëpp yi nga xamante ni day indi ay jaxasoo te amul nekkul lu indispensable ci dundu nit ñi loolu moo taxoon ma ne woon dañu waroon a bàyyi rek yi nga xamante ni ñooy commerce yi nga xam ne ñuy wax commerce alimentaire nga xam ne li nit ñi di dundee moom lañu fay jaay ñooñu lañu war a autoriser ñu ubbi mais ñi ci des ñëpp dañ la war a tëj bu ko defee dina wàññi jaxasoo bi nit ñi di jaxasoo ñu réglementer transport yi circulation yi mën nañ définir ay ligne de transport yoo xam par exemple biir Ndakaaru ñu ni par exemple transport en commun ligne bii ak ligne bii mooy daw tel ligne fermé nañ ko loolu boo ko defee di nga obligé nit ñi ñu def li ñuy wax confinement auto confinement boo xamante ni day devenir
day nekk loo xamante ni lu systématique lay noonu parce que nit ki bu fekkente ni la mu taxoon muy dem du ko wuti biir dëkk ba gisatu ko fa mais du dem day toog bu fekkente ni tamit amul matukaay yi nga xamante ni mooy transport yi ko doon permettre muy jóge par exemple benn lieu di dem ci biir ville di dem mu fay wuti bu ñu arrêté yenn lignes yooyu noonu xam nga loolu day tax nit ki dina mën a autoconfiné wu donc en résumé daal li nga xamante ni mooy taux de guérison boobu ñu bëgg a yëkkati di ko mel ni lu ñu koy bàkkoo loolu nañ ko teg ci suuf loolu li mu wane rek mooy ni feebar bi li ci ëpp ay forme bénigne lay doon yaa ngi dégg heureusement te loolu gis nañ ko Sénégal parce que forme grave yi nga xam ne ñooy war a dem ay sauvetage dem réanimation bay indi ay faatu nit ñi yooyu yàlla dimbali nañu ci alhamdulilah rabbil alamin gisaguñ ko fa mu fay yokk donc yàlla na yàlla def loolu continuer donc ñu gën a ñaax nit ñi ci wàllu mesure barrière yi raxas loxo yi bàyyi jaxasoo bi ak léegi mesure yu bees yi ñu préconiser muy solu masque bi nga xamante ni nit bu génn mënta ñàkk booy génn nga sol sa masque fépp foo xam ne da nga fay fekk ay nit war a dem leen teg ñoom ak yooyu ngay sol say masque gën a farlu ci raxas loxo yi loolu nag man dama jàpp ne autorités yi actuellement fi ñu war a gën a def seen doole mooy xeex ak cas communautaire yooyu nga xam ne dafa commencé di bëri ba pare commencé ñoo jaaxal te loolu nag campagne agressive de communication moom moo koy def parce que nit ñi tamit gis nañ ni boobu ba léegi ñu ngi wax mais ñu ci bëri li ñuy wax dafa mel ni farataaluñ ko loolu nag bu amee li ma doon wax rek dafa am ñoo xam ne am nañu baat ci dëkk bi ñoo xam ne bu ñu waxee ñu déglu leen bu ñu déglee ñu jëfe te ñoo ñi ci jiitu mooy suñu kilifa diine yi nga xamante ni nit ñi déggal nañ leen donc nañ nguur gi ak autorités sanitaires yi dem wax ak ñooñu nga xamante ni nii ay porteurs de voix lañu ak kilifa diine yooyu ñu impliqué leen ci sensibilisation bi kilifa diine bu ñu fi jël mu taxaw ci télé bi yaa ngi dégg wax nit ñi ni leen na ngeen góorgóorlu ci raxas loxo yi wàññi dem leen bi ak dikkalante bi sol masque yi ak yooyu ba pare ñu won ko mu jëfe ko mais loolu campagne de sensibilisation mënu ko gën a am solo donc loolu daal la ñu woon nañ ko indi daal incha allahu rabbi di ñaan yàlla nit ñi am dégg ak topp te xam ni loolu lépp ñu koy wax noonu seen njariñ moo ci nekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.